ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. kooku suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag bi nekk di atomique kenn dootu ko présenté ci axlu élevage bi atomique mooy doomu bâtonnier nekk doomu cristal nekk doomu joni bâtonnier ku ne xam ne doomu lingeer la at Masisara ndaanaan boobu nga xam ne kuy wër wàllu production xar bu mun a jur xar bu am maturation demal ca Parcelles Assainies cité Soprim boo fa taxawee en face police parcelle rek boo wootee ñu dugal la ci biir àndaat ak suñu sponsor bu bees bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh ak ndaanaan bu mag boobu di Mazor. mbokki Guirel Family mbokki Guirel TV Facebook YouTube Instagram tey équipe bu Guirel Family moo def déplacement ñëw fii ci Parcelles Assainies unité 16 ñëw ci bergerie bu mag bi nga xam ne kenn dootu ko présenté kenn ci axlu élevage bi muy bergerie Baraka nekk bergerie suñu mag suñu doyen grand Omar Cissé tey ñu toog ak moom war a waxtaan ak moom ci élevage Baraka waaye nag bu leen fàtte ne ndaanaan bu mag bopp di bâtonnier nga xam ne ba tey lim fi teg ci hauteur benn xar tegagu ko fi waaye lim fi def ci production benn xar defagu ko fi dinañ dugg ci moom waxtaan ci njabootam gi di leen fàttali rek ne Guirel TV ànd ak Guirel Family Facebook YouTube Instagram ñu ngi ànd ak seen sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan fi ndaanaan bu mag bopp nekk di atomique ni ñu koy waxee saa su nekk sët ci Cheikh Diop waaye nekk sët ci Masisara ndax doomu bâtonnier la tey ñu àndaat ak suñu sponsor bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh nekk foofu ca Petit Mbao suñu grand Balla Gadiaga ku ne xam na ne boo fa demee fekk fa ndaanaan bu mag boobu di Mazor nag moom itam nekk doom ci bâtonnier kon su ma yeboo ne daal bâtonnier mooy borom Guirel TV macha allah tey ñu ngi toog ak suñu mag suñu xarit suñu doyen grand Omar Cissé ñoo ngi leen ziar di la bëggee. salaamaaleykum Bamba salaamaaleykum Guirel Family maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Omar Cissé di kontaan bu baax ci dalal bi ma leen dalal boobu ba léegi ñu ngi koy waaj ñu teel ko yàlla dogal di leen jaajëfal aussi di apporter rek benn rectification bu ndaw wala am lu may yokk ci li nga wax atomique boobu nga tudd di sët ci magistrat di sët ci Cheikh Diop di sët aussi tamit ci joni macha allah joni maal nekk maal bi nga xamante ni man mën naa ne moom laa tàmbalee élevage macha allah moo jur yaayu atomique am na solo waaw dama ci yokk la rek kon gars yi yéen a ko déggandoo maanaam kon daal wetu atomique ba mu ngi ko jëlee ci joni ba tey ñu bëggoon a xam rek élevage su bergerie Baraka ndorteel li ndax li fi ne tey moo tax équipe bi jóg pour ñëw waaye ku wax tey mënoo bañ a wax démb tey ñu bëggoon a xam rek lan moo sabab bergerie Baraka. bon bergerie Baraka bon déjà ñun ñu ngi commencé élevage en 2016 donc mun nañu décembre 2015 dañu commencé fii ñu ngi fi ñëw en juin 2016 donc mun nañ ne xar moom li ñu boole ak moom passion la rek à la base du dara parce que li ñu daf la passion bi ñu daf la ñu xalaat ne dinañu xëy ba yar ay xar xëy benn suba rek yàlla xëy ñu si donc li ñu ci duggee tàmbalee di xool xar yi gis ne vraiment war nañ ci mën a def dara tàmbalee liggéey si la ñu sant bergerie bi bergerie Baraka pour bi li ko waral parce que dañ ci tàmbalee dugg ci rek yàlla vraiment di ñu ci tuus ñu gis buntu yu bëri di ci ubbeeku buntu bu ñu fëgg mun nañ ne buntu yu bëri yu ñu fëgg ci dënnu bi ubbeeku mu yolom comme ni ñu koy waxee donc ñu ne di daal yàlla dugal na ci loxoom donc si la ñu tuddee bergerie bi bergerie Baraka. macha allah Baraka mooy lu barke. macha allah mais tey ñu bëggoon a xam bergerie Baraka temps bi nga xam ne def na ko ci càmm gi yàgg na yàggul mais turam lëmbee axlu élevage bi yëpp. tey kenn mënatu a tudd kenn ci càmm gi te boolewu ci bergerie Baraka tey loolu lan moo ko may bergerie Baraka. waaw damay jàpp ne barke bi la rek barke bi nga tudd Baraka bi parce que yàlla moo dañu jàpp ne yàlla moo ci dugal loxoom donc voilà ci loolu la ñuy njëkkee aussi tamit ci abnégation liggéey parce que ñu ci duggee ba léegi aussi lépp li nga xamante ni liggéey bi laaj na ko jàpp ne boo ko defee war na la mën a yokk des pas en avant donc ci loolu lañu nekk macha allah donc booy liggéey moom yàlla dugal ci loxoom ba pare yow li nga koy defee li nga yaakaaree ne noonu moo baaxee day baax. macha allah mais tey mënuñoo toog ak un doyen bu mel ni yow wax dëgg yàlla parce que fii bi ñu fi duggee xar yi ñu fi fekk wax dëgg yàlla ay dama naan xaru tey la xar yu sotti boo koy wër ñëwal bergerie Baraka mais tey loolu lan moo ko may bergerie Baraka maanaam ni mu débuté xam nga tey loo gis mu baax rek
commencement ba la tey sa débuté sa recrutement yi nga xam ne moom nga njëkk a def ba tax nga mën a yegg fii tey moom lañ bëggoon nga ñamal ñu ci tuuti ñu soog a xuus nag ci li nga xam ne fekk nañ ko ci biir gétt gi. waaw dañu amoon benn plan de travail depuis le début moom lañ topp rek ba léegi voilà ñun dañu fixé suñu bopp ay objectif xool ban méthode la ñuy mën a def pour accéder ci jot objectif boobu donc loolu moo définir suñu plan de travail depuis le début nekk ci depuis 2016 famille yi ñu recruté woon dugal leen li ñuy dem di leen jëli dañu basé wu woon ci seen capital génétique au départ donc bi ñu demee def suñu recrutement yu njëkk jël xar yi nga xamante ni yaakaar nañ ne jamono jooju ci génétique vraiment nekkoon nañ ay xar yoo xamante ni mënoon nañu apporter lu ñu soxla dugal suñuy maal ñu ngi tàmbalee ci joni joni mu ñëw fekk fi xar yooyu liggéey ak ñoom bu baax a baax ñu sélectionné ci base famille téye donc génétique bi def un pas en avant donc mensuration yi en même temps aussi ñu génnee joni après trésor moom tamit ñu fi nekk ndoowoon en même temps trésor di doomu Aïcha ak Omar Séréer di doomu Boy Séréer ak Salam Salam donc xam nga ñu tënkoo ci génétique rek période boobu noonu mën nañ ne loolu mooy mën nañ ne li fi gënoon ci génétique moom ngeen déparé moom lañ déparé donc liggéey ba am asseoir bi une bonne base femelle après par la suite si la ñu dem jëli du bâtonnier mais suñu plan de travail bi ñu nekkoon début maanaam au départ dañ fixé woon objectif am ay xar yu rëy te gudd buñ ci mënee boole rafet loolu la ñu fexe ba am ci maal yi njëkk a liggéey muy joni ak trésor bi ñu demee ba am satisfaction ci loolu génnee maal yi si la bâtonnier ñu par la suite après voilà ñu gis nañu résultat bi jox ko ëtër macha allah tey ñu taxaw rek ci bâtonnier mi nga xam ne moom nga laal mi nga xam ne képp kuy éleveur rek bëgg nga am niveau am parce que xar la boo xam ne wax dëgg yàlla képp ku bëgg xar rek bëgg nga ko ndax dafa siggil éleveur yëpp ci record bi nga xam ne def na ko fi muy 120 ak production bi tey bâtonnier dugg si bi nga xam ne dugg si na ko fii ci bergerie Baraka tey ndax yomboon na. waaw mën nañ ne yomb na yombul mais xam nga rek li ñuy wax moom xar bu baax bu cher waaw donc yomb sax la gën a def ko jafe vraiment parce que sama grand frère moo ko juddule Abou Kane donc voilà téye ko ba mu am 15 mois moo soxla ko mu jox ma ko donc voilà bu ma koy jël waxtaan nañ ba déggoo ci prix bi nga xamante ni mooy ñun ñaar ñëpp yaakaar nañ ne dina baax ci moom mu jox ma ko ma récupéré ko donc sant yàlla duggam moom vraiment mu jox ma ko ak yéene aussi donc loolu yëpp moom matérialisé feeñ aujourd'hui ci moom suite bi mu def fi bi mu ñëwee depuis 15 mois teg na fi ay mensuration battre ay record def fi production bu mucc ay mais ñun éleveurs yi dafa am lu leen jaaxal lu bëree bëri ndax dugg si bâtonnier fii ci Baraka xam-xam dëgg ko lal ndax mu ku liggéey ci joni joni LCS ba doole ja esthétique ba nga pare dugal bâtonnier loolu ku dul liir élevage mënoo ko tey loolu maanaam bergerie Baraka coach yi ñoo yàgg ci càmm gi ndax at bi nga dafa gëm ci càmm gi yàggul wala da ngay yàgg côtoyé mag ñi loolu itam foo nga tojal ñu ko ndax bu dee xam-xam rek foofu la xam-xam taxaw ci càmm gi. waaw bon à la base bergerie Baraka famille la donc coach yeeg ñi ci nekk yëpp di liggéey ñu ci ëpp mën nañ ne les 90% ñi nga xamante ni ñooy entourage proche bergerie Baraka du xar moo ñu liggéey donc xar dafa nekk passion boo xamante ni daf ñu gën a boole rek mais du ci xar la ñu xamante donc voilà donc comme ni ma ko waxee rek depuis le début plan de travail mooy liggéey booy liggéey da nga war a am jubluwaay ci li ngay def xam ne lii fii laa toll fii laa ko bëgg jëmale nan laa bëgg def ba jëmale ko foofu la méthode bi duggee en jeu boo amee sa méthode nga ne fii ak fii laay jaar ba yegg sama objectif nga fi sëlew rek nga des si loolu voilà bon xar yi moom li ma ci seetlu xaw ko remarqué tuuti li muy bañ mooy ku xaw a dispersé wu ci li muy def voilà ñun depuis le début vraiment élevé wuñu pour coow wala dañu am benn plan de travail ne xar bi prototype bi ñu bëgg mu dessiné ci laadum nii lañ bëgg mu mel nan la ñuy def pour mu mel noonu donc yaa xar yi nga xamante ni ñoo am yenn génétique am bind yooyu ñu jël leen croiser leen ba génnee benn prototype après prototype boobu nan la ñuy def pour améliorer ko ba am résultat final bi donc ci noonu la ñu nekkee boobu ba léegi di liggéey ba tey mu du résultat mooy la mu bati ñu gis di sëtu joni joni ñii di sëtu trésor macha allah am na solo buñ la déggee rek dégg xam-xam te élevage bi loolu la soxla fi mu toll nii xam-xam rek la soxla tey bergerie Baraka nekk bergerie boo xam ne yàgg na yàggul mais servir ay maal yu baree ci càmm gi tey képp koo xam ne grand éleveur nga ba ci petit éleveur nga ñëpp a ngi noosoo am maal bu am
xar bu jógee sax bergerie Baraka tey ngeen nga mën a servir maal yu toll noonu te maal boo joxee rek fam ne ñu ngi koy coow loolu itam bëggoon naa nga ñëwoon ñu ci bu baax ndax nit yàgg na ci élevage bi def ci 20 ans te mënul tudd ñaari maal yu baax yu mu joxe bergerie Baraka juddulu ay femelle jël femelle yooyu teg leen ci maal juddulu ci xar yoo xam ne wax dëgg yàlla benn bu ne fa mu ne ma ngi fay def loo xam ne képp kuy éleveur boo soñoon mu nekk sa kër loolu itam bëggoon naa nga ñëwoon ñu ci bu baax a baax lu ko waral. waaw bon il faut savoir que loolu moom c'était un objectif de départ et un objectif assumé parce que biñ ciy dugg mën naa ne ci première waxtaan yi nga xamante ni am naa ko ak ay éleveurs yu mag jamono yi may ñëw mu nekk éleveur bu mag vraiment bu ma mës a dem seet yi defe naa moom laa njëkk a xam tey dans le milieu de l'élevage ñu toog di waxtaan moom dafa am benn objectif bu ma waxoon ne moom la bëggoon def ci biir waxtaan mu xamal ma ne moom liggéeyam dafa toll foo xamante ni boobu man xamaguma xarit loolu xamal ma ni moom objectif am instant bi dafa toll ci juddule ay mâle di ko servir élevage wax boobu xaw ma maate mais analyser wax bi parce que boobu maa ngi débuté nag xam nga booy débuté da ngay jël maximum d'information après yow nga traiter sa bopp voilà wax boobu bi mu ko waxee nag de sama xel ma koy xalaat lu bari di toog di ci xalaat effectivement mu nekk ma gis ne loolu objectif la boo xamante ni képp kuy éleveur bëgg samp label teg dara ci élevage voilà loolu yoon la boo xamante ni foog nga jaar fa donc man it moo jël loolu mu wax noonu mun naa ne approprié woo ko def ko sama objectif tamit mu bokkaale sama objectif donc kon tey bu ñu tolloo foo nga xamante ni bergerie Baraka mi ñuy génnee ay mâle dañuy wax ne c'est un objectif assumé depuis le départ parce que dañ doon liggéey ci loolu sant yàlla nag bu ko yàlla vraiment defee mu sotti parce que c'est pas évident juddule ay mâle champion waaw mais juddulu ay mâle champion dafa jafe ndax tey doon na loo xam ne nee naa la am nañu am 20 ans ci càmm gi mënuñoo génnee ñaari mâle yu ñuy coow bergerie Baraka même pas 10 ans muy génnee mâle yoo xam ne benn bu ne mu ngi lëmbee ak lu élevage bi ndax ku ne xam ne ne foiru Thiès mâle bi nga xam ne doomam def na fa lu ne tey ko yaa ko juddulu xam nga muy ay mâle yu baree bare yoo xam ne fu foire am rek buñ fa demee coow fa loo xam ne bergerie Baraka la jógee mais même bu dul foire ci biir kër yi xam nga loolu su doon juddulu ay xar yu jigéen jaay yomb na mais ay mâle dafa jafe tey loolu noonu li croisement bu sévère la laaj wala lan la laaj. waaw xam potentiel li ngay liggéey rek xool na ngay mën a def pour optimiser ko. voilà parce que xar yi ñun laadum bu ci nekk aussi am nga ay force am nga ay caractéristiques yu lay définir. voilà mu nekk ay force ak ay faiblesse donc bu jéem a parce que xar bu waree jur mâle wala croisement bi ngay def nga xam ne kii bu ci mâle juddoo dina doon lu baax. loolu yëpp tamit dafa am ci càmm gi dafa am ay souches yoo xamante ni bien définies ñoom ñooy facilité def loolu dafa am ay croisement yoo xamante ni boo ko defee yaakaar bi pour nga am probabilité pour nga judd la ci mâle champion dafay élevé. donc nag après day nekk coïncidence parce que bu nekkee da nga ko croisé yaakaar ko mu am bon loolu tamit ay mbiru yàlla la. macha allah maam yu góor boo xoolee surtout cette génération. dañu def jaloore ci élevage. loolu nag continuer di topp tey ba production bâtonnier bi loolu mooy feeñ ci doomu yu góor yi parce que da ngay gis xar yu bëri yoo xamante ni si seen i maam ñoom dañuy dem li ci seen i maam te dañuy nekk ay champion. macha allah loolu muy lu am solo tey ñu taxaw rek ci bâtonnier parce que comme ni ma ko waxee sànq képp kuy yar rek bëgg ngaa am lu bokk ci bâtonnier. tey bâtonnier ni mu dugg see bergerie bii di bergerie Baraka nan la ko waa bergerie Baraka dundee. waaw bâtonnier moom bés bu ñuy dugg si fii fekk la woon. waaw dañ doon feetu parce que dañ doon wax finaalu lañ quoi. macha allah vraiment jour bu ñuy dugg si fii dina bokk ci bés yi nga xamante ni vraiment bokk na ci bés yi ma gën a kontaan ci sama élevage. macha allah waaw parce que maal la bu ma bëggoon depuis bi mu juddoo. donc 15 mois mun naa ne laa ko topp pour abu def na ko. mu ko ci ëttal sonal ko ba mu juddoo. macha allah donc bu ñuy dugg si fii vraiment bés boobu bi ñuy préparé bi ñu demee ba déggoo man ak abu. bés bi matin jour bi ñuy préparé je pense que fii laa yellu di xaar maal bi. déjà waaw. léegi loolu lu am solo la. maal war a dugg ci sa kër nga kontaan loolu. mais ba premier nes doomam juddoo ci gétt gi. jour boobu nan la mel ci biir bergerie Baraka. parce que bergerie Baraka yàgg naa juddulu maal juddulu ay xar yu ñuy coow. mais tey doomu bâtonnier jour bi mu juddoo ci biir bergerie bi. Omar Sy lan la yëg ci élevage bi. waaw dama naan doomu bâtonnier yi sax du ma wax doomu bâtonnier bu njëkk bi dama naan première série bu bâtonnier bi. parce que première série bi. ci la Atomique juddoo. macha allah ci la Omaro juddoo ci la Boy Bandi juddoo. mu nekk ay xar yoo xamante ni ñoom lépp xar yi ñuy coow la. waaw lu tax mu nekk fierté bés yooyu. parce que
xar yooyu seen i yaay toog nañ fi lu yàgg di xaar bâtonnier boobu jënd ko ma bâtonnier di chaleur di répété. di chaleur war a tëbu ma ne ma téye xar yi ne xar yi bâtonnier laa bëgg. mais foofu loo gisoon ba tax nga ne xar yooyu yoroon nga maal. waaw mais loolu lan nga gisoon ci famille yi ak lan nga gisoon ci bâtonnier. ndax boobu da ngaa mos a gis doomu bâtonnier. ba tax nga am sañ-sañu xar di am chaleur nga téye ko di xaar lu ñëwagul. te foofu lan nga ñu ciy leeral. waaw damay préciser sax boobu jënd ko ma sax xar bi waaye boobu def naa benn fixation boo xamante ni ci xar bi. ne vraiment daal parce que dafa am loo xamante ni mooy yeggali liggéey. sama liggéey fi mu toll woon instant boobu il fallait bâtonnier ñëw pour vraiment li nga xamante ni moom laa bëggoon réaliser ci élevage. en termes de production bâtonnier moom ko mënoon defal ci xar yi ma gisoon jamono jooju. waaw parce que seen i yaay commune yi fi nekkoon jamono jooju dafa am lenn loo xamante ni moo leen mënoon yokk pour ñu nekk beneen étape parce que ay xar la yu sotti. déjà jamono jooju xar yi fi nekkoon ñu ngi fi ba léegi ay communes yu bëri ñu ngi nii ci biir mbaar bi. muy ay rakk kenn bëggul ñu mu bokkal ndey baay ay doomu Saalum. ay doomu Jóobu voilà ñooñu ay xar la yoo xamante ni vraiment amélioré woon nañ ci jamono jooju. am maan bu leen mën a amélioré. parce que ñooñu ci boppam dañoo sori woon trop ci amélioration. donc il fallait vraiment un mâle vraiment un géniteur boo am yaakaar pour mu mun ko def. mais champion Omar tey maal bu mel ni bâtonnier dugg ci gétt gi nga yaatal ci éleveurs yu bari ci Sénégal tey bâtonnier taal na sax éleveurs yi gis naa ci ñoo xam ne doomu bâtonnier moo tax nit ñi xam leen tey partage boobu nga xam ne yaa ngi koy dund ak éleveurs yi ci doomu bâtonnier yi mu waroon a jafe lool ci càmm gi ndax bâtonnier li muy jur ku ne teg na ci bët ci wàllu mensuration tey mu waroon a jafe ñu bari nga yombal ko ñu bari ba ñëpp am ko tey loolu lan moo ko waral. waaw mooy li ma la wax léegi rek c'était un objectif de départ donc bu ñu demee ba atteindre ko c'est normal ñu partager ko parce que élevage bi aussi déjà à la base même bu dee en terme de booy xool lu pratique rek mënoo téye maal yëpp doo am sax problème nga donc loolu mooy njëkk ba pare leneen li nekk ci ginnaaw lu ñu ñaanoon sabablu ko donc bu jotee dafay pour ñu wàccoo ak ñun li nga xamante ni moom la ñu ñaanoon sabablu ko dafay jaadu ñu def ko. mais Omar Cissé gars yi dañ ne dafa joxe ba mu joxe miir doomu bâtonnier yi. loolu mun a joxe ko waral wala gars yi dañoo gisul yu ci ruq bi. waaw non sant yàlla la. waaw parce que xar yi fi joxe yëpp amul dara lu ñu ëmb ci nit si seen i melokaan bi ñu nar a andi. donc sant yàlla la lu ñu yomb. parce que plus ngay élevé. plus ngay gis ne génnee yenn maal yi ñu bëri duñ ko def. waaye ñun bu amaatoon suba sax ñu defaat ko. waaw parce que sant yàlla parce que xam nañ ñun li ñuy liggéey ak suñu ambition fan la toll. macha allah te ne lu ñu judd la rek. lu mu garaaw lii ñëw moo koy daal. macha allah soobu suñu borom. waaw loolu moom mooy continuité d'avance. mais tey bâtonnier est-ce que bi koy Omar Cissé di topp. amoon na gëm-gëmu ne dina fi mos a teg record 1 mètre 20. waaw non bâtonnier moom record am leeroon na je pense bu Omar Cissé rek leeroon na ñëpp ne moom mooy doon xar bi gën a njoole ci jamono parce que ba mu juddoo dama am chance mu judd may dem visite Galoya am ku ma àndal ay midi rek ñëw fekk ko xar bi yaa ji ko mar nii donc bi mu njëkkee jóg taxaw bi mu taxawee mbote yi nga xamante ne ñi ngi fa woon am ay weer bi mu njëkkee jóg taxawam bu njëkk da leen sut ñoom donc moom joolaayam mu bettu loon kenn mais gisoon nañ tamit ay magam ay jaloore yi jotoon def fu ci demee ni grand rang mu defoon ci salada ni soo rek toppatoo mais xar boo xam ne dafa judd nampul ci yaay ji ndax bi yaay ji tëddee jógul nga am sañ-sañu bergerie bu toll ni bergerie Baraka fi élevage am toll nga mun a def ci xar boobu ay millions andi dugal ko fi ci lan nga ko tegoon ci génétique wala ci xam-xam boobu nan la dikkee daal ba nga am sañ-sañ boobu. waaw yooyu day bari parce que bon boo yàggee si càmm yi tuuti aussi tamit di dund ak xar yi da ngay dund ay expérience xam nga loolu du dara ci xar parce que xar am na kattan yu muy am bu raté même bu nampul du raté dal nañu plusieurs fois xar juddu yaa ji am soo nampul ko te xar boobu du raté parce que am na kattan bu muy judduwaale waaw pour mu raté du yomb waaw xar raté en général li koy ëpp def ci xar ñàkk kattan lay doon bu muy judduwaale ba pare voilà yaay atomique bi jur atomique boo ko gisee dafa raté woon moom seex la woon seexam dañoo judd seen yaay daal donc mais moom moo ëppoon kattan bu jigéen bi moo ëppoon kattan bu góor bi dafa mujj daanu ndax ñàkk soow mais moom dafa dund donc xaar am na kattan bu muy juddoo rek raté du jafe du yomb macha allah tey mu am loo xam ne da nga ko def ci adam bi passé éleveurs yu bari di ko rafetlu tey bëri na éleveurs yoo xam ne suñ amee seen maal bu ñuy coow duñ ko ñemee dugal ñu natt ko tey Omar Cissé dem fi nga xam ne coow li bari na lool muy adam
mu am fitu dugal maalam. maal boo xam ne éleveurs yëpp a ko doon xaar. mu jël ko dugal ko ñu natt ko. ba mu génnee fa record bu day waar boobu. tey foofu lan nga ñu ciy wax parce que bari na éleveurs yoo xam ne bu doon ñoom dañu am fitu dugal ko fa. ndax ñu ngi sóoraale lu ne. tey loolu lan nga ciy mën a wax éleveurs yi. waaw maal yi dañ leen war a natt parce que maal yi am na niveau bu muy toll dootul propriété borom moomatu ko donc am xar bu toll nii mu am mensuration yi yow nga def simulation bi sa kër génnee ko natt ko xam ne toll na nii te mu nekk objectif boo xamante ne éleveurs yëpp dañ ko yàgg di poursuivre pour l' élevage en général dafay baax nga génnee ko wane ne kat liggéey bi nga xamante ni éleveurs yi doon nañ ko def depuis ay plus de 2 décennies aboutir na ci li ñu bëggoon. macha allah donc finalité yi rek loo xamante ni la lu ñu yàgg processus la boo xamante ni ñi ko commencé woon bâtonnier tey day def seen fierté. parce que tey bu ñettatoon bâtonnier duñ xam ne 1m20 am na ci élevage. possible kon dimbali nga éleveurs yu bëree bëri ba tax sax am na éleveurs yoo xam ne amuñu woon objectif liggéey 1m20 mais ñemee nga leen. mais macha allah tey ñu taxawaat ci bâtonnier parce que bâtonnier day maal boo xam ne. mun nañ cee wax fii ba suba du jeex mais production bâtonnier góor ñi rek lañ fi tudd. mais dama ci gis ay jigéen yu doy waar. tey lan nga mu mën a wax ci maal bu mel ni bâtonnier ci wàllu production am ndax mensuration am umpul kenn mais production am ci wàllu góor ci wàllu jigéen foofu lan nga fay wax éleveurs yi. bâtonnier production moo gën a baax sax ay mensuration. waaw parce que comme li ñuy wax léegi rek bi ñuy waxtaan defkat. muy góor muy jigéen du raté. macha allah vraiment. macha allah juru fi benn mbote boo xamante ni da nga ko dugal ci ruqu yeeg wala yooyu déedéet. xarab yi mu fi jur mooy yi ma génne juru fi leneen xanaa lu juddu daanu wala yooyu. mais juru fi leneen loo xamante ni tey làq naa ko ci benn ruq wala jox naa ko benn éleveur te xar boobu nekk na si kenn xamu ko. xar yi mu jur yi ma génnee yëpp mooy bi nga xamante ni moom la fi jur. nit ñi sax dañuy jàpp ne xar bi day tëb lu bëri mais xar bi production am tey su ma ko doon nat mu jàpp ma ne am na 30 doom ci man. kon li muy tëb bëriwul. c'est que moom c'est que xar la boo xamante ni production dafa constante vraiment pour une production constante lay def bu la juralee muy góor muy jigéen que man xamal ne lu baax la jur te mensuration yi daf koy indiwaat. macha allah mais tey yemoo ci bâtonnier kese. ndax ku ne xam na ne bâtonnier bi mu fi jugee. jur na fi ay doom yu ñëpp di coow. mais dañoo gis. champion Omar Cissé dugalaat beneen maal. boo xam ne wax dëgg yàlla yonent bi. maal la boo xam ne daal ku ko xool gis ci moom yax. gis ci moom esthétique gis ci moom dayoo mais auteur ba éleveurs yu bëree bëri doon ko jooy naan est-ce que Omar Cissé def na ci xam-xam ndax maal bu mel ni bâtonnier ay doomam boo leen di tànnal maal war ngaa tànn ko sut maal bii nga xam ne moom nga dugal mooy déedéet bâtonnier maal bi nga dugalaat All Black tey loolu lan nga ciy wax éleveurs yi parce que jaaxaloon na éleveurs yu bëri bañ koy débat ci groupe yu bëree bëri waaw mais All Black déjà faut savoir que champion la xaar la xar la bu am génétique bu baax. macha allah bu paree ñëw Saladam à 2 ans teg ay mensuration yu leer en 2018. waaw bokk ci 10 donc il a premiers. fini 4e ou 5e. Saladam 2018. voilà donc moom dafa am palmarès am. papam def jaloore ci élevage. maamam bu jigéen ñëpp xam ko. ay maamaatam ñëpp xam ne donc génétiquement c'est un mouton très capé. donc mensuration yi moo bi mu ñëwee Saladam à 2 ans faut pas oublier que 110,5 la génnewoon. voilà génne LC 155 def poids 150 kilos à 2 ans pile. loolu déjà exploit la ci xaru 2 ans. voilà bon c'est que nag amélioration bi day toll foo xamante ni dañuy am tendance di xeeb yenn xar yi. mais yenn xar yi faut savoir que ñoom ñoo ñu yóbbu tey fi ñu nekk. macha allah donc te liggéey tout le temps am na foo xamante ni dafay am looy soxla. xar bu mu munti doon benn xar boobu dafay dépendre rek ci ki ko yor ndax soxla na ko wala mën na ko utiliser ci ni koy utiliser. All Black dafa nekkoon sama yoonu liggéey. ma amoon lu ma soxla ci moom mu dugg fii defal na ko ma génne ko continuer sama liggéey bàyyi na fi bateau bi fii la ko fekk fii la ko bàyyi. fii la ko bàyyi macha allah mais ñu gis All Black bi mu fi dugg see liggéey na fi liggéey bu mucc ayib tey liggéey boo xam ne képp ku doon wax rek moo tax ñuy wax teel a wax baaxul ñu doon wax ñu ne bi ñu gisee li fi All Black def ñëpp a noppi tey loolu itam lan nga ciy wax éleveurs yi parce que ñoom jàpp nañ ne boo amee maalu 1m20 rek looy dugalaat daa war a doon 1m20. waaw damay déjà sax wax ne All jur na fi doom yoo xamante ni. gis naa ci benn ba ñaar yoo xamante ni bu ñu amoon 1m20 duñ ko sori. doomu bâtonnier mais xanaa ay doomu bâtonnier lañ ko jural. waaw donc c'est pour dire que liggéey kon auteur bi gars yi doon wax dagg ko. déedéet am na ci benn ba ñaar yoo xamante ni. pour rien au monde dama leen génnee fii parce que ñooñu dama leen bëgg a suivre sama bopp. am na si benn boo xamante ni bi mu juddoo ba taxaw. vraiment bâtonnier sax ci boppam moom juru fi doom bu njoolee moom ci jur.
macha allah doomu bâtonnier bu jigéen nga ko au juróom. macha allah donc c'est pour dire rek que liggéey amélioration la. macha allah am na loo xamante ni boo ko liggéeyee ba téye ko. da ngay dem wuti li nga xamante ni moom moo la manqué nga dolli ko si rek continuer avancer. macha allah waaw fixation kenn sama instant bi sama liggéey fii la toll lii laa soxla pour yegg jëmale ko fii. demal jëli loolu dugal ko sa mbaar boo amee possibilité. macha allah mais tey ñu seetlu ne débutants yi bari nañ loolu ci élevage bi ñu ñuy woowee jeunes éleveurs yi. seeni millions taxul koo bari te bëgg nañ xam te bergerie Baraka gaaw na ci taal éleveur te képp kuy élever rek bëgg nga am foo yegg tey bergerie Baraka nan lay dundee débutants yi wala jeunes éleveurs yi nga xam ne seeni millions bariwul noonu te bëgg nañoo am tur ci élevage bi te xam nañ ne am lu takk ci Baraka rek dafa barkeel dèjà ndax tur bi mais nag da lay jox xar boo xam ne fu mu nekk gars yi seet si ko tey ñooñu itam lan ban position la leen bergerie Baraka sóoraale ci biir bergerie bi. waaw bon ñooñu depuis bi ñu duggee ci élevage ba léegi ñu ngi partagé ak ñoom suñuy produits. donc ci Joni la tàmbalee boobu ba léegi ñu ngi partagé. parce que même bâtonnier mii am na yaa ko waxee léegi sa bopp am na éleveurs yu bëri yoo xamante ni kenn xamu leen moom doomu bâtonnier bi yor moo tax ñu xam leen. ñooñu donc moom tey bu ñu leen di classé dañ leen di classé ci éleveurs yu mag yi. mais bi ñuy ñëw di jënd si doomu bâtonnier daawuñ leen ko woon classé. donc ñun ñu ngi partagé ci yoon boobu lañ nekk ci optique boobu di ñaan rek ngeen ñaanal ñu. liggéey bi gën a barkeel gën a yaatu ba ñëpp xaj ci. am na solo tey gars yi di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Guirel Family Facebook ak Guirel TV Facebook YouTube ak Instagram di leen fàttali ne rek ñu ngi ko def direct ci Facebook bi ak Instagram YouTube bi day dugg si waaye ñu ngi fii Parcelles Assainies unité 16 ci bergerie bu mag boobu nga xam ne kenn dootu ko présenté kenn ci axlu élevage bi muy bergerie Baraka suñu mag suñu xarit Omar Cissé nekk fi waaye ñu ngi ànd ak suñu ñaari sponsor leader yooyu nga xam ne mooy bergerie Massalikul Jinaan fi Atomique nekk ak bergerie Baye Cheikh ca Petit Mbaaw fi Major nekk tey grand ñu bëggoon rek xam bergerie Baraka ban objectif la am instant yi toll nii ci élevage bi ndax juddulu ay maal rek yu toll nii Atomique wala ñeneen ak ñeneen doyul ndax képp ku yar rek bëgg na am maal bu bokk fii tey yéen seen continuité de élevage laa bëggoon xam lan la ñu mujjee foofu rek présenté gars yi xar yi. waaw parce que ñun déjà faut comprendre que objectif bi. tollooguñu foo xamante ni dañuy wax ne atteindre nañ ko. ñu ngi ci processus bi ba léegi. voilà donc li ñu nekk tàmbali nii maanaam mooy di séddale bu baax vraiment suñu liggéey muy tas ci élevage. ñun dañ jàpp ne ñu ngi ci tàmbali bi donc lii mooy premier pas bi ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu kàttan wér fekkee ko tal ko ba nga xamante ni dina law dina gën a law. donc ci yoon boobu la ñu nekk ba léegi produire ay mâles produire ay femelles améliorer bu baax chaque année parce que élevage bi gis nañ ne aussi dafa am comment dire nan laa la ko mën a waxee dafa niveau yi. gap dafa am gap. dafa am ñu yor ay xar yu baax trop. am ñoo xamante ni. am problème yu tane am ñoo xamante ni nag moom yàlla xam doy voilà bu ñu demee ba mën a vraiment ñu liggéey ba nga xamante ni dinañu relever niveau fu nekk. waaw su boobaa dinañu commencé nañu atteindre suñu objectif. mais est-ce que tey région yi nga xam ne ñu ngi Sénégal Kaolack Fatick Tamba fépp est-ce que Casamance. est-ce que tey bergerie bii nga xam ne mooy bergerie Baraka mu ngi pare pour servir ay mâles yoo xam ne daf fay représenter bergerie Baraka waaye day améliorer seen élevage bi ndax soxla nañ ndax élevage tey fu mu toll nii mu ngi fépp ak jour raison bi Mali Gambie Mauritanie dëkk yëpp aussi ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu ngi ñuy seetaan te ñoom itam buñ soñoon am champion te bergerie Baraka dafa gaaw ci jox nit champion macha allah tey est-ce que ñooñu yaa ngi leen di sóoraale ci biir bergerie Baraka. comme tu l'as dit rek bergerie Baraka moom actuellement liggéeyam toll na foo xamante ni ñu ngi joxe sa xaymaa ñu génn Sénégal. macha allah donc nos compatriotes gambiens. ñu ngi joxe xar yi ñu ngi tas fépp. donc ku dem bay séddale muy génn sa réew moom doo fàtte sa réew. macha allah waaw ba déjà Casamance am nañ fa ay produits. Louga am nañ fa tey fu ci mel ne réew mi. dama ko jox Louga la nekk. macha allah donc Thiès Papi Dieye. waaw. jox na yor na doomu bâtonnier production bi mi ngi gën di tas. macha allah voilà yeggagul niveau boo xamante ne dinañ ne jox nañu ñëpp. mais ñi ngi def lu ñu mën suñu kéemtalaay pour mu gën a yaatu. saa su ne. am na solo parce que éleveurs yëpp ko soxla ah. waaw ñun tamit éleveurs yëpp lañu soxla. macha allah kan am na solo léegi ñu dugg rek présenté gaa ñi xar yi. gaa yi xool quelques xar rek xam naa ne bergerie Baraka moom benn xar rek boo ko fi présenté woon doy na ndax mun naa représenté élevage bi yëpp ci maturation ci gène ci lépp
mais nag ñu ñamal leen ay quelques xar rek ngeen jàkkaarloo ak ñoom xam ne bergerie Baraka dañuy liggéey te caaxaan macha allah. macha allah tey mbokki éleveurs yi ñoo ngi fii ba tey bergerie Baraka rek comme ni ngeen ko doon waxee sànq ba léegi war leen présenter xar yi nga xam ne ñoo nekk fii ci bergerie Baraka tey ñu taxaw ak benn xar boo xam ne kii macha allah boo xoolee bu baax ci ëttal bi ci wet bi da ngay yaakaar ne góor la ci macération macha allah mais nag jigéen la xar la boo xam ne wet gi sànni na lool ëttal bi doy na waar lool macha allah suñu mag suñu grand bi ñu ko présenté. waaw asalaamaaleykum waaw kii mooy Malayka di doom ci bâtonnier yaayam di Sobaali di doom commandant macha allah mais kii tey nga ne mooy Malayka kii doom la ci bâtonnier kii sët la ci magistrat kii sët la ci Cheikh Diop macha allah kii sët la ci commandant mais tey kii mu ngi ci ñaata côté. kii am na benn côté. waaw macha allah ba tey rek ñu taxawal beneen daanaka fan kii ñu taxawal mooy kan. waaw doomu bâtonnier la moom tamit. kii moom it doomu bâtonnier la. doomu bâtonnier mais ñu gis lu doy waar lu jaaxal éleveurs yu bari. bâtonnier day jur wet gu doy waar. peut-être daa bokk ci bari bâtonnier di jur. ak esthétique bi. tey jaaxal éleveurs yu bëree bëri ndax doomu bâtonnier boo kii boo ko xoolee wet gi dina la jaaxal mais esthétique bi noonu. odeur bi jéggi dayoo tey kii loolu ci mën a wax kan ak kan waaw dañu jël benn doomu commandant Christ teg ko ci Saalum Saalum. ñu jur benn femelle. ñu jël macha allah mais kii lan nga ñu ci mën a wax. waaw kii moom li ma ci mën a wax bëri na. xanaa jéem xaj fa waaw. xam nga comme Bousso Bali kooku moom kenn dootu ko présenté. Bousso Bali voilà xar la boo xamante ne nii def na fi ay preuve am. teg ko fi. macha allah vraiment ba lii ñëw tey. dañuy jëloon benn doomu commandant costaud muy Bousso. ñu teg ko ci Saalum Saalum. mu jur benn femelle. ñu jël femelle boobu teg ko ci bâtonnier. mu jur kii. macha allah loolu rek doy na identité. macha allah vraiment. muy lu am solo tey ñu jàllaat ci keneen. mais macha allah tey daal su ma yemoon élevage bergerie Baraka la ne ci xeetu femelle ma taxaw ak femelle boo xam ne même boo bëggul xar boo ko tiiree bëgg xar ci hauteur ci wet ci esthétique ci fàllare macha allah waaye ci dayoo ndaanaan bii nga xam ne kii nga xam ne ku xamul xar sax mooy tiiree bëgg xar kii mooy kan. atomique la. macha allah kii doomu atomique la kii sët na ci bâtonnier. sët la ci yaay ji doomu jooni la. kon kii daa am jooni ñaari yoon. ko am jooni léegi dañu jël. waaw teg ko ci magistrat. ñu jël femelle boobu teg ko ci jooni. mu juraat benn femelle teg ko ci bâtonnier. astafurlah teg ko ci atomique. macha allah mais kii nga xam ne daa dugal cuunul. nekk xar moo xam ne képp kuy éleveur boo xam ne présenté ko moom kenn rek daa doy sëkk ndax lépp lu ñuy mën ci xar daa daje ci moom loos bi sànni na am na fàllale am lépp am hauteur bopp bi rëy na damm na macha allah kii bu ci war kii taawloogul. kii taawloogul non non taawloogul. taawloogul. mais kii tey liggéey Baraka la tey mbokki éleveurs yi mbokki présentateurs yi yéen a ngi gis kii nga xam ne moom la ñu taxawal di ndaanaanu famille boo xam ne boo ko gisee mu lay saf lingeer kii nga xam ne boo ko gisee wax dëgg yàlla mu lay saf ndaanaanu famille du doole ja du wet gi du hauteur bi du esthétique bi tey kii mooy kan. waaw kii mooy Diablo. Diablo di doomu Concorde. Concorde di doomu Horace yi. Horace yi Gandhi. waaw. macha allah mais côté yaay ji. côté yaay ji je pense moo Linguère ñoo bokk daal am na fu ñu bokkee ci côté yaay yi. mais xaw na sori tuuti. moo tax mu jël ñebe yaayam mooy sëru Linguère quoi. macha allah moo tax mu jël ñebe Linguère ba moo tax mu jël TP ba. ak kees bi macha allah kii tey famille bi mu ngi ci ñaata porté. famille bi am na 4 porté bu ma juumul. am na 4 porté. macha allah mais kii tey production fii ci gétt gi. lan nga ciy wax éleveurs yi ndax xar la boo xam ne am doomam moom képp kuy sàmm bëgg nga ko. ndax lépp lu ñuy daa nekk ci moom. tey bëri na maal yi muy gàcceel. ci wàllu mensuration. kii tey production nan la demee fii ci gétt gi. extraordinaire rek.
vraiment ñun bi ñu fi ñëwee ba léegi am na fi ñaari portée bu ñu xoolee sax dañuy jàpp ne ñoo mën yaay yi. parce que jur na ñaari yoon ak bâtonnier. macha allah benn bi muy fi beneen bi muy ci añeel yi fële yoo yi nekk fële na le. macha allah mais dañ jàpp ne sax doom yi ñoo ko mën vraiment. ba tey rek ñu ngi bergerie Baraka. di leen présenté ndaanaanu xar bii nga xam ne boo ne ko jàkk sa xel bi daj daaw ci robe ci rafet waaye boo ne ko jàkk sa xel bi daj ay chat ci wet ga ci dayo ba kii mooy kan. waaw kii mooy Zamzam. macha allah. di doomu magistrat. ah. waaw di sët ci Aïcha. ah. dañu jël benn doomu Gelawaar. Gelawaar. teg ko ci magistrat. waaw. macha allah. yaayam mooy Seexu Arafat. kii kan la jur ci élevage bi. parce que kii xar la boo xam ne. wetam gi fàllarem bi. ak loosam bu sànni bi. yaakaar naa mun naa jur ku ne. waaw mën na jur ku ne nag. waaw parce que fii am na fi ñetti portée vraiment. am na fi ñetti portée. macha allah ak bâtonnier. waaw. kii moo jur espoir bu day waar boobu nekk ko ci mbaaw di Mazor. mooy yaayu Mazor waaw. macha allah. gars yi yéen a ko gisandoo. yaayu Mazor a ngi nii. xam nga ne kon bergerie Baraka dañuy liggéey. macha allah tey ñu jàpp ba tey rek ñu ngi bergerie Baraka. di leen présenté famille yi ba tey noppeeguñ. mais ñu taxawal famille boo xam ne famille bu weex bu am corne yu fort am wet bopp bi rëy am dayo kii mooy kan. waaw kii mooy Cristal di doomu Joni yaayam di doomu Tamsir di doomu macha allah. macha allah kii mooy Cristal. Cristal waaw kii doom la ci Joni nga ne mooy doom mooy yaay. yaayam doomu Tamsir la. Tamsir doomu macha allah. kii moo jur atomique. atomique bomb bi. macha allah gars yi yéen a ko déggandoo yaayu atomique ngi nii ndaanaanu famille baa ngi nii doomu Joni baa ngi nii macha allah xar daal day rafet waaw xar day rafet am wet macha allah am jeunes yu baax yéen a ko déggandoo macha allah tey ñu jàll rek ci jeune Mali ñu présenté leen jeune Mali yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax Mali mag yi jarul ñu leen koy présenté ndax ku ne miin na ko ci affaire élevage bi ñoom def nañ seen résultat ba pare macha allah ba tey rek ñoo ngi bergerie Baraka yaakaar naa présenté nañ leen famille yi nga xam ne ñoo fi nekk wala quelque ci ay famille yi fi nekk tey ñu jàll ci jeune Mali comme ni ñu leen ko waxee sànq Mali mag yi amul ku ñu ci am élevage bi ndax doy na sëkk bu ne Batañe fii la nekk moo jur xarit wala mooy Mali bi kon dañ leen di woon li nga xam ne moom la fi Batañe teg ñu taxaw ak jeune Mali boo xam ne su ma naan yaakaar dëgg dañ naan yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla dundal mais xar la boo xam ne na ko am élevage yëpp bàyyi xel ci hauteur ci dayo ci wet ci esthétique kii mooy kan. waaw kii mooy Résistance di doomu Batañe yaayam di doomu benn doomu Maodo ñu teg ci Saalum yaayam juddu. macha allah ñu teg ko ci Batañe mu jur Résistance. mais kii tey mooy tam doom la ci Batañe. waaw doom la ci Batañe waaw. mais tey ñu seetlu doomu Batañe yi ñu fiy présenté yëpp wet gi ak hauteur bi dafa doy waar lool ci ñoom. non xam nga Batañe moom ku ko xam. xam Batañe dëgg. doo ci dute ay hauteur ak ay lépp lay ku xam ay saa xam ko ci wet. ku xam seen bopp xam ko ci hauteur. voilà macha allah waaye ku xam liggéey xam ko ci dayoo. Batañe ci boppam. man nga xam ne man non lépp lay def. macha allah vraiment du bàyyi dara. mais kii nag bu ñu kii am na 7 mois. ah am na 7 mois. kii 7 mois ak mensuration mi mu dajale. tey kii lan nga ci jox laal ma bu ëllëg nii. mooy parce que yow yaa ne Saalum yaayam dafa laal Saalum. te tey da nga boole Saalum ba ak seet yëpp te ku ne xam ne Saalum day def hauteur bu doy sëkk. waaye day def yàq. ba pare day def esthétique. nga boole ko su naan hauteur fu mu yem muy Batañe. ndax hauteur ci Batañe la yem. nga boole loolu tey foofu moom hauteur kenn xalaatu ko mais lan nga ciy jox rendez-vous éleveur yi. waaw hauteur ak LCS. macha allah parce que day def LCS. waaw da koy def. macha allah waaw rendez-vous bi mooy wax gars yi rek ñu ñaanal ko. gudd fan. yàlla muccal ko ci bépp dog-dog. amiin ba incha allah ba ñu génn ak jàmm. amiin ñu dem ci rendez-vous yi quoi incha allah. macha allah yéen a ko déggandoo gars yi kon ñu jàllaat ci beneen jeune Mali rek ba tey rek ñu taxawaat jeune Mali boo xam ne buñ naan avenir rek avenir a ngi nii jeune Mali la boo xam ne xam naa ne ku ci daj moom daj ci mbir waaw ku ci daj sa xam ne ci tifit xaw ma fan la jëm nag xaw ma Baraka dañ koy téye wala dañ ma koy jox wala dañ koy jox keneen mais jeune Mali la boo xam ne
ku xool yel bi xam ne ci moom la yem mais bu dee esthétique bu dee lépp ak bu dee dayoo macha allah xar bu am yaakaar waaw man bi nga commencé laay tàmbalee. mooy ku ci def parce que kii dañu jël première dame. dañu jël première dame. teg ko ci Joni kii magistrat. première dame benn bi. dañ teg ci magistrat. laa ilaaha illallaah yaay benn femelle. waaw. ñu jël femelle teg ko ci Joni. ñu juraat beneen femelle. première dame donc booy séeréer. voilà kon kii lépp ñu ko jëlee di booy séeréer ba. voilà ñu jëlaat femelle boobu noonu. teg ko ci nga jox ma ëpp. moo tax ma ne la li nga wax sax non kii ku ci daj ci xar. waaw waaw kii ku ci daj ci xar. macha allah mais ñu gis jeune mâle boo xam ne loos bi sànni na bopp bi nii toor nañ foor na macha allah. mais kii tey mu ngi ci ñaata mois. am na 6 mois. mais 6 mois ak croissance bu doy waar bi mu yor macha allah kii tey kii papaam nga ne kan la ñëwal ma ci papaam bu baax a baax a baax. kii papaam mooy bâtonnier. ah. bâtonnier. yéen a ko déggandoo. mais kii tey lan nga ci mën a wax éleveurs yi. xanaa ñaanal ko gudd fan rek. kii du manqué dara incha allahu rabi. macha allah parce que boo xoolee li ko meññ yëpp ci côté yëpp. mën nga xaar ci moom lu ne. du ci macération du ci production. macha allah. parce que loolu muy ci moom quoi. non kii lépp lay am incha allahu rabi. yàlla na yàlla barkeel. amiin yaa rabbi. bergerie barke daal daa wóor macha allah. amiin gars yi yéen a ko gisandoo. ah gis ngeen boobu ba léegi xar yi nga xam ne ñu ngi leen di présenté bu ñëw rek nga ne bii ma gënal bee te yaakaar naa bu ñuy wax liggéey loolu mooy liggéey macha allah sama gars yi. rendez-vous bergerie barke fii ci Parcelles Assainies unité 16 njëkkalante leen ñëw ku bëgg a gis xar bu pare xar bu mucc ayib ñëwal bergerie. yéen a ko gisandoo boobu ba léegi ñu ngi leen di présenté li nga xam ne mooy bergerie Baraka bokk na ci li mu liggéey ndax dañ naan lu duuf ci nag bi xañul ci cin bi mais jàppale ni li ñu génnee mooy li gën a tuuti ci li fi des jàppale ne bu ñuy wax macération xar yi ñu génnee mun nañoo wax ne ñoo gën a moyen sax macération xar yi fi des kon xam ngeen ne loolu mooy liggéey bu dee liggéey rek dama naan bergerie Baraka ñoo te ne tey macha allah ñu toogaat rek suñu grand ba tey rek di fas yéene tàggatoo ak moom sa kàddu gu mujj ci éleveurs yi lan la. waaw bon déjà dañ leen di remercier yéen ci déplacement bi vraiment ci visibilité bi ngeen ñuy may à travers les groupes WhatsApp les réseaux sociaux donc di leen jaajëfal di jaajëfal aussi monde de élevage loolu lii la élevage passion la balaa dara loolu ñu war di partager la du leneen lu loo xamante ne suñu bëgg-bëgg la donc bëgg-bëgg moom boo demee ba nekk ci fexeel ci biir mooy mot bi nga xamante ni moom laay lancé ci éleveurs yi di remercier aussi staffu bergerie Baraka bi di jox éleveur monde de l'élevage yëpp rendez-vous fële ci foiru set bi Guédiawaye stade Amadou Barry foofu la ñuy préparé dem bi numéro box bi numéro box 138 139 macha allah waaw voilà bébé marème dina fa nekk doomu atomique dinañ fa nekk macha allah doomu bâtonnier ay ñoom résistance dinañ fa nekk macha ku dugg si foofu ñëwal visiter box 138 ñu ngi foofu di leen jaajëfal gars yi am na solo bu baax a baax a baax tey ku bëggoon a jokkoo bergerie Baraka rek nga joxe adresse bi ak numéro téléphone yi ndax képp koy élever rek bëgg naa jokkoo ak yow wala bëgg na fee ñëw te it bëgg na nga jox ko kon baax na nga joxe sa numéro ba képp koy élever rek xam ko. waaw numéro bi mi wuyoo ci 76 634 20 20 634 20 20 76 634 20 20 am na WhatsApp. am na WhatsApp. macha allah am na aussi 77. 605. 05. 04. 77. 605. 05. 04. le troisième numéro bi muy 70. 509. 09. 09. 70. 70 509 09 09. mais ñu bëgg a xam adresse bi aussi waa ak yéen waaw am bergerie bi mi ngi nekk Parcelles unité 16. ci koñu banque BICIS. kontaan nañ bu baax a baax ci accueil yi bu rafet bi nga xam ne bergerie Baraka defal nañu ko aussi kontaan nañ ci qualité xar yi nga xam ne moom lañ fi fekk ndax ñun xar rek ñu ñor wone élevage bi rek ñu ñor waaye suñu fierté la ñuy wone xeetu xar yu rafet yu mel nii yu am macération yu mel nii di jox rendez-vous mbokki éleveurs yëpp fii ci Parcelles Assainies unité 16 yaakaar naa képp koo xam ne am nga amuru xar
wala képp koo xam ne bëgg nga xar bu rafet wala képp ku bëgg dugg ci élevage bi te doo ci duggantu ñëwal fii ci bergerie Baraka boo fi yegsee sa loxo dina nekk ci soos te boo fi yegsee balaa yàgg dara képp kuy élevé dina bëgg a mel ni yow macha allah mbokki éleveurs yi di leen xamal ne Guirel famille rek mu ngi ànd ak équipe am Bamba Ndofane ci kaddu gi Alassane Mbaye ci WhatsApp ba Baalaat Cobaan ca jinne caméraman ya waaye ànd ak Fall Café ca Instagram ba ànd ak Maam Saliou ca YouTube ba kon ngeen xam ne Guirel famille du Bamba Ndofane mi ngeen di dégg ci kaddu gi kese équipe la boo xam ne ay ñu engagé wu lañ pour wane élevage bi waaye suñu émission mu ngi tudd élevage passion business noonu la élevage émission bi tudd di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox beneen rendez-vous ci beneen émission incha allah fii ci Guirel famille jaajëf maa jël ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi